station bu yeewee askan wi mu bëggoon amal foofule ca bët saalumu réew mi moom kilifa bi ne dafa nar a indi ay jafe-jafe ci dundinu askan wi ba tax na mu tere manifestation boobule. leneen ci xibaar yi fédération bi ëmb syndicat santé ñoom bëgg amal ab grève générale ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ña ca bokk li ñu bëgg mooy yenn ci ay agent prestataire ñu jox leen ay këyit teg ñi ñu bàyyi seen mbokk yu hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ba ca Tiwaawan te ñu teg leen loxo teg leen ci kaso bi ginnaaw lakk ba fa amoon ba fukki liir ak benn ñàkk ci seen bakken. alxames bu jot ñu leen di jagleel rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey ñu taxaw ci manuel pratique yu droit de l'homme mu di ab bind buy sukkandiku ci wàllum science waaye tamit littérature la te fukki professeur agrégé bind ko ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay page ñuy wax ci àq ak yelleefu doomi aadama fii ci Afrique rawatina ci Sénégal loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak àtte bu Serigne Assane Mbacké Xelkom ak ñi mu bokk ñu leen di topp dàq lañ ko ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin maanaam talaata bi ñu dëgmal procureur bi daanaka moom moo sàkku lu ni mel moom conférencier bi bokk na ci liñ koy toppee acte contre nature ñu ne tamit wàllum corruption de mineur ak détournement de mineur. préfet bu Ziguinchor gàntal na yeewi askan wi seen manifestation bi ñu bëgg amal niki ëllëg foofu bu ñu sukkandikoo ci libération kilifa bi moom nee na nag boo moyul mu indi ay jafe-jafe ci askan wi ni ñuy dundee foofule muy trouble à l'ordre public ba tax mu tere ko démb préfet bu Ndakaaru moom moo gàntal waa yeewi askan wi seenu manifestation ca place de la nation waaye ñoom ñiy fare ci kujje gi nee nañu nag muy taw mbaa muy naaj seen manifestation boobu le dinañ ko amalam ndaw ñi ñoom dañoo war a def seen kéem kàttan ba politiciens yi bu ñu leen jëfandikoo moo xam ñi fare ci kujje bi wala ñi ŋànk nguur gi loolu moom moo tukkee ci ab ndaje bu dox ci diggante ay ndaw ay juriste ak ay mbootaayu société civile bàyyeekoo ci bërëb yu bari fii ci réew mi ñu ngi daje woon fële ca diwaanu Thiès di tàggatu ci processus électoral bi Cheikh Anta Diop Seylatia. élection législative yi ñu jub si ak ban taxawaay la ci ndaw ñu war a am ndaw ñi ne ñu ci bëri de wax nañ li nekk seen dënn nee nañ li leen metti mooy yenn ci politiciens yi ni ñuy jël ndaw ñi di leen def ay bouclier ngir ñu leen di xeexal ak a wax ju ñaaw. suñu xol lañ ko cubbee wax ko ndaw ñi ñun ñëpp wax ko suñuy moroomu ndaw yenn politiciens yi jàpp nañ ñoom ñoo war a doon seen bras armé waruñoo doon bras armé wu kenn jeunesse bi dafa war a doon benn jeunesse bu saine jeunesse bi dafa war a doon benn jeunesse boo xam day participer activement lors de ces élections yi passé wane na ni fort taux de participation des jeunes am na jeunes jël seen carte dem voter ji mais woote ay violence woote ay xeex ci mbedd bi dara jaru ko donc jeunesse bi ñoo war a xam loolu te yaakaar naa ne xam nañ ko. Madame Ndioro Ndiaye moom moo jiite alliance leadership ak développement ci organisation internationale de la francophonie nee na lii de lu ñu nemmeeku la ci réew mi ba tax na ndaw ñi ñoo war a am seen fulay bokk. ku xam politique dëgg mën politique dëgg di nga wax li nga soxla te doo mer doo saaga ki nekk en face de toi. moo taxoon ñu ne organisation internationale de la francophonie comme le Sénégal dañu bëgg ñu créer des zones de discussion. Madame Ndioro Ndiaye sax mi ngi sàkku nag ci chef de parti politique yi ñu jël ndaw ñi yóbbu leen ci école yi nga xamante ne dañ koy jagleel formation ngir ñu tàggat ndaw ñi ci wàllu politique. xalif bu Daaru Rahman ca commune bu Médina Sabakh moom nag way politique yi lay waxal nee na dara mënut justifier jafe-jafe yi ñu indi jamono ji ci réew mi muy xuppante beeg lu ni mel ba tax na mu leen di ñaan ñu jëmbat jàmm ci réew mi ndax moom kilifa gi di Thierno Mouhamadou Ismaïla Dème dafa gis ni fitna du mooy saafara dara cim réew te li nga bëgg itam du fitna moom moo la koy may mu di ay kàddu yu mu yëkkati ci ziyaara général bu Daaru Rahman ñu déglu ko ci micro Pambay Diaw ak Fally Gueye. coow li bari na wax ji bari na waaye loolu ak àdduna ñu ànd waaye lu ci nekk nag foo ci tollu rek lu lay gën a jàppale yow mi uut na nga uut ngir yàlla na nga uut ci dal ki nga xam ne moom la yàlla teg fii itam mu yore ko moom itam yàlla dimbale ko
rof ci xolam ak kelam mu mën ko téye ci jàmm mu mën a waxtaan ak njaboot gi ci jàmm. kon ñun taalibe yi ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala yàlla def jàmm ci suñu réew mooy Sénégal rawatina élection yi ñu jublu rawatina nawet bi ñu jublu waaye nag kilifa yi ñu ngi leen di ñaan muy ci wàllu opposition muy ci wàllu gouvernement nañu waxtaan. maa ngi tàllal président loxo di ko tàllal ñi mu àndal di ko tàllal opposition yëpp nañu toog ñu waxtaan ñuy kaf di ree. ana Senghor dem na ana Ablaye Wade mu ngi toog di noppaleku ñun ñi fi desal itam noonu rek kon yéen a ngi rafetal bu baax. leneen lu ci tegu bu ñu jàngee ñu war a dem lycée ñu naan dangay dem Kër Ayib boori 7 kilomètres dem di ba Medina Sabak boori 8 kilomètres 9 kilomètres bugg naa ñu jàppale ma jumaa Daaru Rahman bugg naa ñu jàppale ma ci jumaa wu Koyal. leneen li ci teg gis ngeen tey jafe-jafe yi fi am bu ci jiitu mooy dalal gan pakkoon nañ béréb boo xam ne pour def fa résidence lu kew ci dëkk diine yëpp rawatina ñoom ñi féetee fi te am naa yaakaar dinañ ci taxaw. Union nationale bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum justice ñoom li ñuy naqarlu mooy yéexite gi ñu nemmeeku ci jot seen récépissé bi dëggal seen mouvement boobule ñu ne ñaari at a ngi nii ñuy xaar kon faaw ñu wut ay saafara ci ni mu gën a gaawee mu am yeneen ponk yi itam yu leen yitteel muy seenub statut ak mbirum fonds commun yu greffe yi niñ koy yoree ak leneen lu ni mel Maïmouna Ndiaye ak Ababacar Camara fekkee nañu seen jàkkaarloog taskatu xabaar yi. protocole bi dañoo signé woon loo xam ne tey mooy augmentation des salaires xam nga tey mënuñu comprendre benn infirmier def bac plus 3 ans ñu lay. li ñuy ñaxtu mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey ci liggéeykat yi nga xam ni ñoo féete ci wàllum justice ñii nga xam ni ñoom ñoo fare ci ab union ay liggéeykat yoo xam ni dañoo jàpp ni déposé nañ ab kayit di récépissé boo xam ni moom mooy dëggal seen kuréel. nee nañu biñ ko tegee ci taabal ji ci atum 2020 ba léegi gisuñu dara. bu ñu toogee le ministre de l'intérieur toog ñu def formalité yëpp ça fait plus d'1 an ñu déposé ko moom bindul wax ñu ne ko du ko rejeté bindul jox ñu ne ñu am ngeen seen récépissé ñun loolu daf ñuy jaaxal. leneen luñ fi waxtaanee bokk na itam ci seen carrière. ñun dañoo am ay naataangoo yoo xam ne ñoom ñooy waa école nationale d'administration. ñun ñoo école nationale d'administration bu njëkk ba ENAM lañ doon wax sax waaye ci lañ ko xaaj le volet judiciaire ñu tuddee ko centre de formation judiciaire le volet administratif école nationale d'administration di ko def mais suñu naataangoo yooyu ñu nekkal du ñu toog lu mat 4 ans te duñu def concours pour passer à un palier supérieur ñun fii nii greffier yu ñu bari jóge nañ ci greffe bi di def concours yooyu concours bi mujj moo ci mujj. lu mat 100 greffiers dem nañ def concours boobu noonu parce que gisuñu seen bopp fi ñu nekk te loolu bu amee volonté malsaine la ñoo xam ne ñoom ñoo nekk au niveau du ministère bu doon seen corps la duñ ko defee noonu. secrétariat exécutif bu union boobu tamit nee na teg na ci taabal bi ak préavis de grève mu ngi ñaax itam njiitu réew mi mu jóg. récemment le président de la république bi mu gisee les denrées de première nécessité yokku dafa jël travailleurs yi nekk Sénégal yépp mu yokkal leen seeni salaire loolu nag ñun dañ koy rafetlu en tant que liggéeykat waaye dafa fàtte waa justice waaw loolu rek lañ ko bëgg a fàttali ñun jàpp nañ ne moom actuellement nii moom mooy interlocuteur boo xam ne parce que jàpp nañ ne problème yi fi am ni yëgu ko parce que bu ko yëgoon da koy saafara. bu ñu noppee ci ndaje bi union bi nga xam ni moom moo ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllum yoon nee nañu dinañu wëyal seeni pexe li ñu bëgg rek mooy ñu nangul leen ni kuréel lañu comme seeni moroom. jafe-jafe yi mi ngi wéy ci wàllum paj mi ndax fédération bi ëmb syndicat de la santé ne dañoo fas yéene grève ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi ñu dëgmal ci ab assemblée générale bu ñu doon amal ci hôpital bu Pikine lañ ko xamle bokk na ci li ñuy sàkku yenn ci ay agent yi amul këyit ñu utal leen ay këyit waaye itam seen mbokk yi ñu tegoon loxo ca mbir ma xewoon fële ca Tiwaawan ñu bàyyi leen ñu déglu Ngoma Niang moom moo yor seen kàddu ci micro Abdoulaye Anne. Mongol donc ñooñu boo seetee ñu ngi bëgg bari biir Kolda ñooñu boo seetee ñu ngi fi muy xale muy mag parce que dafa doon laago boo xam ne boo ko amee ca ba ngay juddu du lu ñu mën a faj. protocole bi
dañoo signé woon loo xam ni tey mooy augmentation des salaires xam nga tey mënuñu comprendre benn infirmier def bac plus 3 ans ñu lay fay salaire boo xam ni 180 000 francs su banque bi daggee li muy dagg ay 100 000 francs ngay génnee si banque bi est-ce que loolu nit mun na si dund mais si liñ ñuy yokkal si li ñu waxante yëpp tënk ko si këyit gouvernement bi signé ñun ñu ay kilifa ñu signé dañoo gis ni gouvernement bi respecté wul loolu te nag lii ñu nekk nii arrangé wul population bi arrangé wul hôpital te plan d'action bi moom tant que fayuñu contractuels yi seen xaalis mot d'ordre bi kenn du ko lever. port de brassard rouge la dinañ def ay assemblée générale si yenn secteurs yi ba pare aussi dinañ def benn grève de 72 heures la semaine prochaine mooy les 22 23 et 24 et en même temps ñu ngi prévoir def benn marche nationale le 29 boo xam ni bëgg nañ fu nit nekk si Sénégal même boo munee indi sa doom bu dëgër sax nga indi ko ñu àndandoo si marche bi ba yàlla dimbali ñu ba lii ñuy xeex tey ndax ñun tey dañoo rus tey dañoo am gàcce état war ñu fay ñenn ñi bàyyi ñenn ñi. ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy des ba léegi ak lu toll ci juróom-benn fukk wala lu ko ëpp ci ay ndaw yu am jàngoro boobu ñu naan trisomie 21 ca Kolda ci xayma yi mujj moom lañ fa wàññi mu di ay xale yu soxla ku leen toppatoo yu bokkul ak yeneen gone yi ngir seen dund gën a mën a baax moo tax fexe ba am ab centre d'accueil tax na ba ñuy ñaan ndimbal ci état bu Sénégal ay ONG waaye tamit ay bonne volonté Abdoulaye Diallo moo ñu teewal ca diwaanu Kolda. wala feebar bi ñu ne trisomie 21 wala mongol dafa di ab façon ngi laago bu ñu bari ci askan wi bàyyiwuñu ci xel te pourtant am na ay xale yu bari yi amee mongol fii ci Kolda lu ëpp juróom fukki gone yi amee feebar bi ñoo ngi fi yeewoo. mooy ñi ñuy woowee mongol donc ñooñu boo seetee ñu ngi bëgg bari biir Kolda ñooñu boo seetee ñu ngi fi muy xale muy mag parce que dafa doon laago boo xam ne boo ko amee ca ba ngay juddu du lu ñu mën a faj. day continuer nga dem ak moom di nga dem ak moom ba bés ba la yàlla di soxla yaa ngeek moom. lu gën ko bare ci xale yooyu dañ leen di faral di bàyyil seeni waajur te ci biir yenn njaboot yi xale yi dañ fay sonn lool mu waral ay kuréel yu mel ni Vol de Vision ak seeni projet yo jofa ñu leen di jàppale. mooy wax waajur yi rek mooy ñu bañ a xaddi parce que yore xale boo amee laa ko yombul waaye nag souvent dañuy jàpp ne rek affaire jinne la affaire yooyu la mais dañoo xam ne rek malformation la maanaam nga xamante ne xëy na yàlla nattu yàlla la donc waruñu jël xale yooyu nag leen nëbb ci kër yi parce que ñu bëri ñuy seetlu mooy xale yooyu suñu nekk ci kër yi dañ leen di nëbb donc duñu bëgg nit ñi di leen gis alors que xale yi dañoo war a génne vraiment ñuy foo ay seeni morom. ngir seeni épanouissement yi les xale soxla nañu ku leen tabaxal fii ci Kolda ab centre d'accueil. fii ci Kolda dañoo gis ne ba ñu demee Ndakaaru gis nañ fa ay béréb jàngukaay wala centre buñ ko mënee yoo xam ne xale ya yor yenn laago yi dañ fay dem di fa tàggat pour mën ëllëg jëriñ seen bopp jëriñ seen waajur jëriñ sax seen gox ñu gis loolu Thiès gis loolu feneen ak feneen mais fii Kolda bi ñu ñëwee gisuñu ko fi amu fi. mu waral maître Germaine Sagna di présidente nationale trisomie 21 di sàkku ci nguur gi ci waaye yàlla yi ak ci bépp ONG ndax mbirum centre bi mën a antu. donc bëgg nañu ñu tabaxal xale yi parce que dañ ko bëgg mu doon centre bu mag boo xam ne ka war a jàng mécanique da nga fa jàng mécanique ka sa xel may nga jàng couture da nga fa jàng couture. waaye laata ñuy am ku leen di tabaxal seeni bile centre xale yi amee trisomie 21 te ñuy yeewoo fii ci Kolda ñoo nar a dund seeni métit ba ca kanam. ñu dem fële ca Ndar tailleur yi nekk foofule ñenn ca ñoom dañuy sàkku ci DER mu jox leen seen xaalis ndax dañoo ne moo leen santoon ñu def ay tenue scolaire juróomi weer a ngi nii ñuy xaar mu avance leen daanaka téeméer boo ci jël juróom-benn fukk waaye jotuñu dara jamono ji biñ jëlee seen xaalis def liggéey bi ba mu jeex nag nee nañu kon nañ leen fay seen xaalis bi yëpp ndax ñu ca bëri bor topp na leen ñu nekk ci ay jafe-jafe reportage Ousseynou Diop Habib Seck. état bi tailleur yi nekk ci diwaan Ndar géej mer ba futt la ñu def tax nag ñu amal ndaje bu ni mel ak taskatu xibaar yi la ko waral bokk na ci projet 10 milliards yi nga xamante ni jëmale nañ ko ci wàllu blouse yi ñu war a defar élèves yi ñoom nag quota bi nga xamante ni jotoon nañ ko daan nañ koy defar ba pare waaye nag la leen gën a naqari mooy amul benn koppar boo xamante ni jot nañ ko avant 60% bi ñu waroon a jot ñu ne état bi ma ngi leen di dawloo tax na ñu génn wane seen naqar. jël devant jël seen ay tissus jël ay seen ay magasin dem jël wuti xaalis wuti lépp ñaw ba pare ñu ñuy dawloo ci avance bi chaque jour. ñun defu ci dara sonn nanu tabaski baa ngi nii bëgg nañu xar mu tënu wax rawatina suñu càmmiñ yi
ñoom ñoo gën a sonn. ñoom seen i kàddu lii lu leen jaaxal la ndaxte état bi daf leen gën a yokk ndóol. ñu am ay jafe-jafe yu metti lépp ay xaalisu jàmbur koor gi ñu passé teyri liggéeyuñu dara parce que dañu bàyyi seen atelier yi dem si magasin yi doon ñëw blouse yi ba pare benn client ñëwul ñëw lu si koor yi teyri amuñu dara. ñoom nag ñu ngay dànkaafu nguur gi nii bu fekkee ni koppar yi leen war a jox joxuñu leen ko daañu génnaat ci mbedd mi. ñaan yàlla nag wax dëgg yàlla nañ ñu dimbali dox li ñu moom yalwaa ñu saraxuñu dañu toog di liggéey nañu ba pare nañu jox suñu xaalis actuellement nii fournisseurs yëpp seen xol tàng na. gis nga fii nii am na si ñoo xam jox nañ leen ay convocation plainte ndax dañu leboon xaalis jàmbur def ko si blouse yi jox leen ay plainte am na ñoo xam seen ay compteur lañu dajati yóbbu. ñoom tailleur yi jamono jile mer ba futu jëmale ko ci waa DER ak état bu Sénégal nee nañu li ñu def yabaate dëgg la ndaxte seen ay koppar lañ ci dugal te ba léegi ñu ngi daw ci seen i ginnaaw ngir ñu mën leen delloo seen xaaj. village bu mag soriwul Mpac soriwul dara Guinée Bissau fële ca Ziguinchor nekk lu toll ci fukki kilomètres ci diwaan boobu waaye li mu ñàkk bëri na lu ci mel ni courant ak ndox mu sell ñoom askan wi mer bay futt nag moo tax ñu dajaloo di wax ak kilifay réew mi li ñu bëgg saa see temb mooy ñu branché seen village boobule ci réseau ndox mi waaye tamit courant bi dañuy déglu ki yoroo seen kàddu Mariam Badji la moom mooy conseillère municipale la ca mairie bu Boutoupa ba Camaracounda ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondian. naa ne ñun Mpac bu ñu bokkoon ci Sénégal dañu ne Sénégal émergent mais Mpac bokkul parce que bokkul ci Sénégal. Sénégal émergent. waaw fii moom ñun Mpac bokkuñu ci émergent bi parce que ñu ngi fii dëkk ci frontière bi même pas 2 kilomètres tey fu ñu toog nii et même pas 10 kilomètres de Ziguinchor ñun mënuñu fexe ba am courant bi pourquoi te sunu frontière bi nga gis nii am na benn année yoo xamante ne bu dul 2 ans waa 3 ans mi ngi nii boo xamante ne Sénégal kii sunu frontière Mpac bi moo gën a dugal xaalis ci keesu état bi lan moo tax ñun mënuñu fexe ba ñu jox ñu courant bi élection bu ne dañuy ñëw fii naxuñu Macky Sall ñëw na ba fii Macky Sall ñëw na ba fii ba mu gis Mpac nu mu mel lan moo tax Macky Sall mënuñu jox courant bi ñun ñu nekk ci lëndëm bi lan moo tax ñun mënuñu fexe ba am courant bi ah loolu dafa metti ci biir xol Macky Sall konteewul Mpac ni ñun on vit sunu intérêt bi nekk Mpac intérêt bi nekk Mpac xaalisam bi nekk ci frontière ba douane ba loolu moo ko intéressé on en a marre sonn nañu jigéen yi dañuy root ci teen yi tey teen yi nga gis ni amuñu robinet amuñu ndox de l'eau potable yoruñu ko xanaa ñun bokkuñu ci Sénégal. yooyu askan woowu di dund ñu dem fële ca Fatick wax ci conseil locaux de pêche artisanale yi nekk ca diwaan boobule ñoom daanaka am nañu li tax ba ñu gën a mën a dogal ay directives volontaires yi nga xam ne FAO muy Fonds des Nations Unies bi ñu dénk alimentation ak mbay mi joxe directives volontaires yooyu ci pêche artisanale bi daanaka ay dogal la yoo xam ne lañ ca namm mooy fexe ba gën a ñoŋal wàllum napp bi rawatina fexe ba lépp li tukkee ci géej bi ak yenn saay ni muy manqué ñu mën cee indi ay saafara Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture di FAO ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe nu ñuy def ba meññee fi jóge ci géej gi ñu gën leen di toppatoo di leen aar ni mu waree loolu nag ngir mu am ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàll wi rawatina nappkat yi dafa laaj ñu xam yenn dogal yi nga xam ni moom moo warta FAO teg leen atu 2014 ba léegi dogal yi FAO yooyu nag directive volontaire lañ koy wax kuréel gi ñuy woowee CAOPA nag ñoom la ñu sant ñuy wasaare matuwaay yi nga xam ni moom la FAO jël ci wetu acteurs yi. directive volontaire yi nag benn instrument bi nga xam ni waa FAO ñoo ko kii mais lëkkaloog ak ñëpp muy gouvernement yeeg acteurs professionnels yeeg ak société civile bi depuis 2014 nag waa CAOPA dañu sooy liggéey monde entier ñu adopté wu ko directive yi mën naa wax ne dafa lëkkale domaine yi nga xam ne napp cosaan bi dana jëm kanam ba génération bi nga xam ne tey la ak ëllëg dañ si gis seen bopp loolu la directive yi tënk. gën a yokku xam-xam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngatu ci wàllu wet gi ci matuwaay yooyu nga xam ni moom la FAO jël lu war la moo tax nag am na ab lël bu ñu ubbi Ndangaan Sambu jagleel ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di conseils locaux de pêche artisanale yi ci région bi. atelier bi ñu def nii pour ñu xam lan moo nekk ci directive yi d'abord bu ñu
ko xamee parce que téere la bi nga xam ne dafa international mu nekk document de référence bi nga xam ne dana tax ñëpp xam lan mooy jëmale kanam napp cosaan. activité formation boobu nag ñoom waa CAOPA di confédération africaine des organisations de pêche artisanale ñi ngi koy amal ci kaw projet bi ñuy woowee initiative pêche côtière ñu koy doxal ci région de Fatick atu 2019 ba léegi. ngir mën leen dooleel seen xam-xam lépp loo xamante ni dina leen dimbali ba nga xamante ni napp gi dina jaar yoon mi ngi tàmbalee ci napp gu jaar yoon mooy na ngay nappee jumtukaay yi ngay nappee ak waxtu yi ngay nappee mu doon loo xamante ni waxtaanee nañ ko. ñi nga xam ne nag ñooy jigéen ñi yëngatu ci wàllu transformation produit halieutique nag boole nañ leen ci lël bu ni mel lël boobee sax ñu ni fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk lay jeex ñu koy jeexalee nag ab benn set setal boo xam ne dañ koy amal ca plage bu Jifeer féete ci commune bu Palmarin. Fatimata Talla bu ngeen déggee turam ab soxna la bu yëngatu ci wàllum horticulture maanaam bayum ndër mi lépp lu ñu itteel ay légumes wala ay fruits moom bi mooy juróomeeli yoon muy bokk ci FIARA di foire internationale bi ñu jagleel wàllum mbéy mi ak lépp lu tukkee ci sàmm gi. Fati ni ko mbokkam yi di woowee li mu exposé mooy toolu yaay Fati mu ne ab mini jardin la maanaam jardin bu ndaw boo xamante ni la mu fay bay ay variété herbe ak ay épices yu bëri. ci mel ni itam ay plante aromatique mooy ay naana ngun-ngun ak ay persil ak lu ni mel naam sax moom ku farataal liggéey bi loolu la waaye jamono ji bokk na ci tiitaangeem mooy saa bu xëyee rek mën nañ ko ne fa ngay bayee nga jóge fa ndax moomu ko moom ak GIE ba fële ca Géejawaay. Reportage Mariam Ndiaye Thierno Laurent Mendy ca FIARA. am na lavande. booy dugg ci FIARA wu ren bi standing bi moo lay teeru fii nag mooy toolu yaay Fati soxna si di yëngu ci horticulture depuis 2014 mi ngi ñuy présenter ay variétés am na romarin am na lavande am na chose épice yi origan marjolaine yëpp mi ngi fi ci épices yi. man sama reeb xam naa mélis bi ma may xaalis yàgg-yàgg yàkkamte ma dinañ ko xam. bii mooy juróomeelu yoon muy participer ci foire bi exposition bi nag njeexitalu ay formation yu bare la yu mu tàmbali depuis 2010. 2010 la formé aux transformation comme fruits et légumes ak céréales locales mooy réseau penc santé mère enfant. mais comme micro jardin nag dafa wàcc te man damay bëgg def horticulture ci la formé wu 2014 fa lañ ma ko formé wàq naan Nimzaat mais. am na yeneen kii tamit yu ñuy may ay formation fi mu ne nii li ko teree nelaw mooy place bu mu liggéeyee ci xel mu dal ndax fi mu nekk ak mbootaayam moomu ko. GIE bi ma jiite ñu ngi yëngu ci ay transformation ay kii mais amuñu espace bu ñu ko defee. kii Eaux et Forêts ñëw ne ma mu jox ma benn espace ci wetu géej gi mu wax ma lu leer nag ci kayit yi mu ne ma forêt classée la mais bu dee c'est déclassé bu nguur soxlaa day jël du moomeel mais wallaay war a sóole au cas buñ ma fa jëlee. fii ba Koulikoro fu ñu utal espace ma continuer. Fati mi ngi yëngu ci transformation céréale locale waaye mi ngi bay waaram bu baax ci li nga xam ne mooy aménagement d'espace mi ngi woo autorités yi ñu jàppale ko moom ak ñu mel ni moom. Merci beaucoup Mariam Ndiaye ñu jàll ci seen rubrique les bonnes feuilles de la rédaction tey jile Ibou Diouf di ñu xamle ak manuel pratique des droits de l'homme mu di ab production scientifique ak littéraire bu tukkee ci fukki professeur agrégé moom dañ ci tënk kon ñoom li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci page àq ak yelleefu doomu aadama yooyu lee fan la jógee ba niñ fiñ ci toll fii ci Afrique ak Sénégal Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye ci les bonnes feuilles de la rédaction. téere bi di wax ci lu aju ci wàllu droit de l'homme loole nag ñi ko amal bi yoon taamu rek li ñuy duppee manuel ñu ne loolu ab gis-gis la ngir gën a fësal seeni taxawaay. parce que manuel moo gën a pratique soo nee manuel ñu ngi ciblé mooy mun nga ciblé ñu bëri mun nga ciblé citoyen bi mun nga ciblé képp koo xam ni yaa ngi ci réew mi doomu réew mi nga pour ñu xam seen droit nu mun ko jëfee nu mun tamit xam ni. am nañu ay droit yoo xam ni ñoom noo ko moomal seen bopp et que état bi su leen ko joxul ñoom mën nañ ko jëlal seen bopp. manuel pratique bii nag ñëwaat rek ci ay pàcc yu bëri ci wàllu droit de l'homme loolu nag ñu ne askan wi lañ ko jagleel ngir lépp gën a leer ci seen bopp. comme manuel la te danoo bëggoon viser sénégalais yëpp danoo ne lu gën a rafet mooy ñu boole si ñuy jàngale droit public. ñu boole si ñu jàngale droit privé ñu boole si ñu jàngale droit international donc loolu moo waral ñu tànn ni ouverture boobu
comme ça nu gën ko yaatal. xalaat bi nag ay kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu droit ñoo boole seeni xalaat ngir mën a fësal bi li liggéey. ak yelleefu nit yi day yëngu ci Afrique du Sénégal kese Sénégal la Afrique de l'Ouest la Afrique bi yëpp la donc ñun suñu liggéey suñu wareef comme jàngalekat mooy yëngu-yëngu boobu nu mun ko transcrire daf ko téere jox ko Sénégalais yi donc loolu moo ñu taxoon jóg te loolu mooy sunu comme noo ko waxee sunu postulat de départ. ci biir téere bi nag kàngam yi ñëwaat nañ ci benn pàcc bu am solo tamit loolee ñu dëxëñ ko ci bile téere ñëwaat ci li nga xamante ne mooy liberté de presse. place bu ñu ko jox mooy place bu ko nguur gi war a jox presse mooy lépp presse mooy état presse mooy démocratie. démocratie dëgg mooy réew boo xam ne ku nekk li ngay wax su dee tooñoo jàmbur mun nga ko wax te loolu presse bi moo koy garantir. manuel pratique des droits de l'homme ñu ne nag fukki professeur ñoo ko amal ku ci nekk sa xam-xam màcc jëm ci wàllu droit de l'homme loolu nag bokk na ci li leen tax a jóg delloo wat njukkal kii di professeur El Hadji Mbodj boo xamante ne jotoon na ci amal liggéey bu mucc ayib. jërëjëf Ibou Diouf dañuy jàll ci ponk bu mujj mu yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf Ousmane Kabiline Diatta mi ñu fi jàppoon bu yàggul la ñu doon njoxtu ci moom moo am waa ji ab rebelle la bu bokk ci FIP MFDC yi procureur de la république bu tribunalum Ndakaaru moo ko dëggal ubbil yéenekaay bi juróom-ñetti fan ci weeru juin ci la ko gendarme yi jàppoon procureur Amady Diouf def ab conférence démb leeral ne Ousmane Kabiline Diatta nit la ko danseur nit la koo xam ne menace la ci jàmmi réew mi ci dalug réew mi ak ci kaarangeek askan wi li ko indi woon Dakar mu ne mooy bëggoon a bokk ci manifestation boo xam ne salfaañi dëkk bi moo ko taxaw na jóg ba indi fi ay trouble politique yu garaaw ñoo ngi koy tuumaal it moom Ousmane Kabiline Diatta mbayum yamba ak trafiqué yamba fa mu jaar ba fu mu yegg si tey moom rebelle bi l'observateur nee nañu procureur bi leeral na ko démb ba waxit ne ab dossier ma nga léegi ca loxoy doyen des juges source waa nañu bu ñu sukkandikoo ci nataal di porter rebot bi nga xam ne procureur de la république def na ko ci Ousmane Kabiline Diatta liñ ci mën a tënkee moo di kii di Kabiline Diatta ab mosul dëgg la procureur bi nee na du moom rek am na ñeneen ñu mu àndaloon ñu ñëw Ndakaaru ngir bëgg a jaxasi dëkk bi waaye ñooñee bi ñu yégée ne jàpp nañu Ousmane Kabiline Diatta ca la ñu dawee réer ci dëkk bi Tribune tëgg gémmiñam ne ñu attention rebelle yaa ngi ci ngelaw li fipp yaa ngi ci dëkk bi léegi ko wax ñu ne bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi procureur de la république Amady Diouf joxe na ko démb ci Ousmane Kabiline Diatta liñ ci mën a wax moo di Sénégal dafa rëcc musiba mu rëy moo fi naroon a am moom waa ji di Kabiline Diatta procureur nee na ko ràññeeku la ci jàppante yi fi woon bu yàggul ci diggante soldaar yi Sénégal yi ak fippi MFDC yi barricade yi doon am fan yi ca Casamance ab loxom génnu ci nee na it képp ku taq ci yëf yi moo xam directement wala indirectement yoon dana la wër ba gis la daal ci sa kaw amul ma sàmba amul ma demb Le Quotidien nañu procureur bi génn na démb wax ci mbiri Ousmane Kabiline Diatta di rebelle bi ñu jàppoon bu yàggul fii ci Ndakaaru nee na li ko fi indi woon moo di dafa joxante woon daje ak yeneeni élément yu MFDC bëggoon a caxat-caxatee dëkk bi nasaxal nit ñi ak seenu kaaraange Ousmane Kabiline Diatta mooy bras armé bu làccu rebelle yi Paul Bassène jiite ubbi nañu ab information judiciaire ci moom Kabiline Diatta ak ñi daw te bëggoon a ànd ak moom bëggoon a teg ay complot ngir fexel ay autorités yu nekk ci état bi la si ne kay nañu ay révélation yu garaaw le procureur de la république def démb leeral na it fi gendarme yeeg renseignements généraux yi jaar ba teg ko loxo moom Ousmane Kabiline Diatta nee na it sa am na yeneeni élément MFDC yu ñëwoon Dakaaru bëggoon a bokk ci manifestation bi opposition bi doon amal keroog juróom-ñetti fan ci weeru juin ca place Obélisque Direct News di laaj ndax du kii di Ousmane Sonko le procureur de la république di visé Ousmane Sonko ne ñu ci yéenekaay bi pare nañu ci seen complot viol yi léegi nag ñoo ngi jéemaat beneenub complot ak ay waxi rebelle yi ñu jàpp ci dëkk bi Sonko ne bu procureur bi taxawee ne amuluk laa làkke maanaam personne n'est intouchable loolee la mu ciy junj moo di man Ousmane Sonko la ñu bëgg a jàpp seen manifestation bi ñu jàpp suba ci àjjuma ji moom ak i mbokkam ca place Obélisque Sud Quotidien xëy na di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne préfet bu Ndakaaru tere na ko nee na leen bu ñu ko defee dafay xëtt article L61 bu code électoral bi te it mën naa turbale ordre public bi waaye Yewwi Askan Wi nee nañu waxi préfet yooyu mënu leen a tere def seen manifestation bi Khalifa Sall ak compagnie nee nañu waxi préfet bi wax la ju taxawul Le Témoin nañu waaye Yewwi Askan Wi ak waa Wallu Sénégal fa suñu yéenee dellu gannaaw ci seen manifestation bi ñu bëgg a def suba ci àjjuma ji ca place de la nation Les Échos nañu résistance ak mobilisation lay Yewwi woote législatif yi war a am ci réew mi fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ndax dee su ko reporté maanaam dàq ko laaj la bu enquête dina kay xëy samp ci xëtamu njëkk. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant leen yéen itam gërëm leen ci ànd beeg TFM ci kanam tuuti incha allah di ngeen ànd ak mairie bi ci li xew ci biir internet bi ci kanam itam Pape Cheikh dina yeggali midi plus rédaction bi di leen dig daje à partir de 19h ñu yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.